bàyyi lekkoo ba pare nga boole ko di ko tux ak fitna nag xoolal sama ginnaaw moo sa ginnaaw police a ngi ñëw lu nu boole woon jamono jooj moo taxoon yàmbaa gi sonal nu billaahi toog bopp koñ bi amoo liggéey amoo kii maire yi romb dem marché bàyyi la si bopp koñ bi maire yi jógee marché rombaat la encore si bopp koñ ba nu koy koloo sa grand frère yi xam nga sa suñu grand frère maag sa grand frère suñu ko koloo nag suñuy seey nag plus ba woowaale sa yenn sœurs yi parce que léegi moom yàmbaa gi comme ni ma ko waxee Sénégal waxuma la mais mook chicha yam mook chicha léegi tere neen chicha yi gars yi dinañ dellu fa yàmbaa gi waaw parce que man sama dernier vacances Sénégal ba ma ñëwee sax sama yenn petite sœurs yeeg yenn affaire yu ma gis dégg nuy tux dama tiit jàpp sama lamine daa ni ne wë lamine bi laa téye gën ko daal ne non yow moom doo wax yow moom foog ma nooju la fii nga bañ a wax su du loolu day doy waar waaw foofu la ma yàmbaa gi sonalee de la ilaha illallah wante daal comme nu ma ko waxee moo ngi noonu fekk boobu noonu yëpp gars yi di naan fan la yàmbaa bi di jóge nekkate yoo xam nañ nu ko fay jaay waaw yàmbaa gi Sénégal la ma sonalee de billahi wallahi Sénégal tux ba mandi jël ay bouteille teg ko di ko fëgg di yuuxu rek laa bambamba laay laay la la di fëgg toog si foog ne ñoo si rëjëgi cëkkit toog rek gars yi di la doom nit ñi liggéey wàcc nu togg añ ba yàq añ yaa ngi toog fu nga toogoon naaj bi di la ko dóor xam nga ko yàmbaabee xool ko sa grand yi ak sa frère yi rek sa mbokk taalibe yi da ngay wut ko yàmbaa gi sonal xam nga ni ko yàmbaa gi ñu nu sonal moo tax nu mën a bàyyi fi seen ndey ak seen bàyyi dem di uti yeneen ndey ak bàyyi toog fa foofu di expliquer waaw ko yàmbaa bi sonal rek moo mën loolu voilà yàmbaa moom mën nga bàyyi fi sa ndey ak sa bàyyi dem di lijjanti foofu yoon ñooy yàmbaa bi sonal Petit Sonko nee na yow moom lu la dal yëpp sa yaay la waaw ngàcce ngaa laa ma kay yow moom xam naa yow lu la dal lépp sa maam la sa yaay juru la booy fii ku fi dund ku fi doon loo doon sa ndey la def comme boog nag yow tamit soo ñëwee tey tamit ba nga dem ba nga weddi sa ndey weddi sa baay dem si ndeyu jàmbur baayu jàmbur di fa uti àdduna wala di fa uti àjjana loolu la sa ndey liggéey aussi c'est tout da ngay xool man lu sama ndey liggéey xoolal lu sa bos liggéey balaa nga yegg si sam bos moo gën a wóor de waaw xoolal lu sa ndey liggéey balaa ngaa xool lu ndeyu keneen liggéey booboo gën a wóor parce que yow mii sa ndey fàtte la ba nga nekk fii nii di lijjanti yeneen yàlla di jël ab yàlla di jël yàlla di ko tegal keneen si koom wala di jël ab nit di ko def yàlla jël ko fi bàyyi ko fi mun a ñuq jaamu woo ko yërëmoo ko dem uti ji leneen comme boog nag lijjantil boobu ba pare soo paree sa équation boobu sa calcul yooyu mën ngaa calculu keneen waaw antu leen nu rek Sénégal doo fi ñëw waaye yéen a xam ñëw Sénégal c'est pas une finalité ñëw Sénégal c'est pas une finalité xam nga su ma fa musuloon ñëw su ma fa juddoowuloo wala xaw ma Sénégal wala ngeen di am lu ngeen di expliquer waaye Sénégal foo xam ne lekk nga fa ceeb doomu daa maafe suppu kanja dëxin suluxu mbaxal cere yéyi ki di expliquer c'est votre problème ñam naa ba pare yéyi Sénégal doo fi ñëw ñun ba ñuy lekk ceebu Sénégal taay noonu la Sénégal neexoon jamono ji Sénégal pour nga lekk fa ceeb sa c'est difficile yow yaay ñëw lekk si ceeb àndaale sa ceeb yéen kay toog leen Sénégal ñëw Sénégal pour ngeen miiraas ma doy na dëkk boo xam ne ndox mi setul dangaa nar a su may ñëw dama nar a jënd gaal man mi naroon jënd oto bu bees su may ñëw non gaal laa nar a àndaale kayak di joow si koñ yi Sénégal est comme Venezia tourisme bi de xam naa ren dina dox tourisme bi waaw xaw ma de nan la Macky Sall nar a lijjante ak tourisme bi moom woo touriste yi ñëw xuus si ndox mi Sénégal yi nga amul liggéey antiquaire docker jaay commerce kii yéen vous allez souffrir rien ne va marcher cette année au Sénégal kenn du ñëw Sénégal jaaykat yi du ñu jaay jaaykatu aar yi du ñu jaay docker yi rastaman yi si boor géej bi du ñu nuuru bu caga tubaab xam nga yéen lu leen dal du jàmm de yéen daal nekk leen foofu di wax rek man maa leen xañ jàmm man maa ngi si jàmm gisoo leen may nga balaa jóge sànq di gën samay affaire xam nga ñëw teg ko nii xam nga maa ngi nii ñëw teg samay kii ndekki bu tàng jër dóor su ma paree dem doxantu
xam nga li jënti samay problème ngeen naan ma ay Sénégal pare nga fi Sénégal kay pare naa fa tant que nii lay mel maa fa bëggul sax tant que nii la mel ay fen ak ndox fu ne ndox bi setul la ilaha illallah Sénégal de daa lay wax baax na yéen la rek dem pour nu def ma fa mbaam moom def ma mbaam moom ma ñaari yoon baax na maa ngi fii laahi man de maa ngi fii toog maa ngi fii toog de en attendant moom la botte secrète yegsi na dernier kata du maître Shaolin la fuite bi mooy botte secrète xool leen botte secrète bi laa tourné le dernier kata du maître Shaolin suñ ko dóoree ba muy waaj a dee instant yu muy appart mooy dernier prise u Shaolin il faut aller chercher du travail booboo leen dese sénégalais bi xas ku nekk Amérique naan ko dama nga uti liggéey fii la nopp yem nopp dallooti na nag de sénégalais bu ñuy jooyal di ko utal pour ñoom nu am liggéey dëkk boo xam ne que ñëpp ay jëwriñ la ay markatu jasraay ak ay markatu ginnaaw ñoo ngi fa taxaw di fen di duur nu leen di xeexal pour nu am liggéey léegi ñoom ne xasten ñun wax nopp dallooti na quoi yéen sama gars yi vous êtes superbe yàgg naa leen ko vous êtes magnifique vous êtes les meilleurs je vous le jure vous êtes les meilleurs de la ilaha illallah yan vous m'avez blessé gaañ ngeen ma de man de gaañ ngeen ma laa la wax laay waaw mbete yéenay liggéey ma wax leen dara rek pour wax leen gis ngeen fii forkatu butéel yi gars yi di for butéel di ko jaay ak forkatu kanet yi lu ñuy gagné par jour moo ëpp salaire weeru menuisier wala soudeur métallique Sénégal déggoo ma ne ki mécanicien yi fii jour xaaral tey la kañ suba la mbalit bi di génn wala su ma doxoon léegi wàcc dem si suuf entreprise bi ngeen xool gars yi di ñëw ay nit jënd nañ fi ay kër am na ay nit ñoo xam ne liggéeyu nu fenn seen liggéey mooy lan yeewu jël seen sareet seen benn genre pousse-pousse gi ngeen pousse-pousse supermarché yooyu di wër mbalit yi di ko fuye di génnee xottu butéelee canettes yi di ko dajale suñ ko defee ba si suuf daa di dem jaayi ko déggoo lu ma la wax de ñooñu sax ñoo ëpp xaalis déggoo lu ma lay wax ñooñu ngay dem di am lu ngay ligganti ñu naan ma ay affaire de kii waaw ay daal may affaire de kii Petit Sonko nee na ma man maa ngi USA fii pillé booy Pennsylvanie gënoo ma koo xam booy su nekkee yaa ngi pillé rek xamal ni que dinañ daje Pennsylvanie foofu sama hometown la booy gënoo ma koo xam de wax ngay wax ni kii nangam duul neen nekkoo fenn jéggiwoo sax jas bi sax romboo ko nga naan ma ay waay maa ngi pillé ay kii ni nangam yo nga xam sax su ma la newala pillé mooy Pennsylvanie xamoo sax fii pillé naa may kii booy fii amul ku fiy nekk États-Unis fii déggoo lu ma la wax de wala dund fi loo xam ne loolu yor ndey xelu kon yi nii amul immigré bu yor xelu kon booy c'est faux arrêtez de faire vos semblants booy amul immigré buy génn ba pare di wax waxu kon yi soo nekkoon pillé doo taxaw naa ma maa ngi fii États-Unis ay dama uti liggéey di nga xam instant bi États-Unis si ban période la nekk ak lan la ñuy romb ak lan la ñuy jéggi yaa ngi comprendre tu essaies seulement de faire semblant et tu te donnes de l'importance naanool ndox booy fii ñu la gën a nekk ay bayfaal nekk États-Unis ñoo fi nekk te sañu noo bandulu wala am nu ngay wax su ne nag de bandi loolu si bëgg a diggal wala ay affaire nga foo ne que fii ma nekk mooy loolu Lino Galsen wax nga dëgg way PA waaye damaa juum koy Parcelles Assainies wax nga dëgg de kii kay rombul sa Padois comme kay rombul Padois fii ma nekk Baye Fall yaa ngi fi de waay laay fii Boston sénégalais yaa ngi fi Baye Fall yaa ngi fi xam nañ ma bu baax fii this is America Baye Fall arrêtez vos conneries naana yi kay nangam arrêtez vos conneries si kanamee dinaa la mayaat benn live bu ndaw woon la lu may liggéey en plein Covid nag
naa la ko woon dégg si kanam yi am na ay clients yi wala yegg si fii yu ma wala defaral bagage lekk seen weccit si kanam yi dinaa la may short live nga xool en plein Covid su ma toogee gaale gi fan laay fortaatoo di muccaatu di nga gis en temps réel lu may def ndax am naa diplôme wala mën naa liggéey wala am naa lu ma mën wala nangam wala dama tëdd di nelaw nee naa la lu may def ak lu nekk sama bopp bi su ma si jëloon tuuti sotti ko sa grand frère sax du si mën a compal may ko sa baay dafa bëri lu nekk fii nii non deel gis abo rek nee na xam nga gis soo gis koo xamulee nit muy dox ndee koy woowee njool bi rek wala nga ne ko bàyyi mu dem ne ko njool bi wala ne ko bàyyi mu dem waaw si kaname dinaa la woon lan laay def su ma nekkee sama kër man damay liggéey sama kër liggéey si biti liggéey fépp waaw en direct damay liggéey voilà en attendant nag comme ni moo ko waxee am na loo xam ne ni ko moom moo leen teree nelaw loo xam ne ni ko moom teree nelaw sax seen kilifa diine teree nelaw ñoom waxtaankat yi fenkat yi ay Gana Massa rek tout le monde moo teree nelaw bépp ñuuxitulaahi moom mooy lan tontu yi les réponses là loolu moo leen teree nelaw ya ñëpp fu ngeen koy jëlee moo leen jaaxal fan ngeen nar a génnee jee tontu yi ba ñëw tontu nu yéen looloy seen moo leen jaaxal nee naa leen dina leen teree nelaw de parce que ba ngeen koy fen 100 ans vous n'avez pas pensé que un jour viendra il y aura un con qui va se kamikaze pour venir leeral la chose loolu da ngeen ko waloon jàng sax si jaar-jaaru yonent gi même si yonent gi ba mu fa bëggee demee noonu il y a eu un kamikaze bu ñëw gérer la chose c'est toujours comme ça il y a un temps pour s'amuser 99 jours pour le voleur et le 100e c'est pour le voler un jour pour régler le problème ñun nag yegg si nen si on en a marre laa may yaar sama gaay am leen jom laa leen tegal am leen jom yeewu leen ñii nag di wax nag naan ay danoo attaqué islam boobu ba léegi laaj naa leen ndax murit mooy islam bëggoo leen maa tontu ndax murit mooy islam voilà loolu laa leen di laaj murit yi laay laaj de yana fi fen seen fen nu laaj leen mënoo leen tontu ngeen ne danoo attaqué islam da ngeen dof petit Sonko yow pour nga bind phrase bi ça t'a pris tout longtemps comme ça pour pouvoir le traduire en anglais la ilaha illallah maa la xam yow kay petit Sonko déggoo lu ma la wax de nar ngaa sonn laa lay wax da ngaa romb si YouTube bi seetaan vidéo Coura Macky mu toog teppeeku wax ay waxam dara ñu bëri nag léegi foofu la ñuy fël maa la xam naa la je te connais bien Moussa parce que Coura taxaw na ndaa ne sax nee naa leen Coura lu muy wax moom la engagé Coura Macky lu muy wax loolu moom la engagé laa ilaaha illallaah nee naa la xam nga fii nii koo fi ne xam naa la danaa la tamit xam naa la fen ak sos yomb na jug daal di ne diw ne yomb na man nag du ma mbaam bu fii nekk boo xam ne nekk fii di ay comme ma ko waxee ay maire yoo xam ne ni que jëkkër sa tënna leen xeesal ba boo bul comprendre xam nga kenn xamul lu ñuy nuroo lu mu fi def États-Unis ñemewu koo wax lu mu fi taxawee ñemewu koo wax diggante tànkam bi ñu ko ñiit ñemewu koo wax mu génn taxaw di teppeeku di am lu muy wax te waxam sax setul man mii nii ndaw bu ambitionné wal faa nekk di benn ñaar lu ñu wante dëgg ku ma fa fekk lan la may wax du man ak moom dama lay xoromal benn yoon ñaanal sa ndey avancé du man ak yow je n'ai aucun compte à te rendre wala nekk fi di benn kii mook sama ndey ñoo fi duggoon na wane këram na wane kër gu muy am fekk lu muy liggéey fii dawalkatu kalandoo léttkatu nit wër di cagatu si danse complexe yi fu góor yi dajale di tëgg sabar moo ngi fa mu ñetteel leen wala ñeenteel leen juróomeel leen loolu mooy vie am man je suis pas là pour ça ñoom xam nañ ma man mii sama ndey nekk tëggkat ñëw fii si fecc sama maam nekk fecckat tëggkat samay nijaay ñoom ñëpp kii ba ma fi wàccee ba léegi quelque temps leen ma gis seen affaire yu soof yooyu si départ bi ba ma ko daggee ba léegi leen ma fa gëj a gis parce que je ne suis pas dans ça maa ngi si beneen gaam ñëw ma fii pour di fecc ki di tëgg ki ay affaire man dama am yeneen but dama am leneen lu ma fi andi donc caga boobu su taxawee di expliquer te mu am ay moroomu jigéenam comme nu ma koy waxee ñu fa toog di ko woo si el bi te fa nu ngati ba ñemewu leen tontu
man je vais pas faire l'honneur d'être là naan ko maa ngi koy bennal di ko ñaaral ñoom sister Goudiaby ngi foofu ñeneen gaa yaa ngi foofu ay moroomu jigéenam ñoo koy woo si internet bi di ko defaral bagage boobu ba léegi laay yow déggoo paa bi lu mu ko wax yaayam fan la jaar ak doomam fan la jaar moom lu ma wax nii man moo tax ba ma gisee lu mu ko wax damaa fàtte man lu ma wax ba ma rombee moom moo wax si man moom kese wax si man ñeneen ñi yëpp du ñuy jéem ñeneen ñi ñu koy bëgg a topp mais moom ñu wax si moom ñoo bëri moom su ma duggee su ma tàppee turam ku YouTube ñu ko ñaanal ñoo bëri donc y a pas photo il n'y a pas photo kooku noonu léegi man nag nu wala nag gis nu nag ñu ñaar nag ñu nekk fa di benn ñaar ma ñàkk fayda léegoo ma di kooku nag moo nag foofu nag la may booy nag dem toog seetaan xam naa génn léegi tu es le dernier à m'avoir fait ce genre de petits jeux de rôle tu es le dernier à avoir muridu lay wala ñuuxit biy ñëw au lieu mu àndaaleel ma tontu wala mu àndaaleel ma xel day ñëw léegi nee na day sërëb foog na ni que man booy man kenn du play sama bopp kenn du ko play looy joué balaa ngaa yegg si fekk ma toog di play da ngay naturel waaw booy kii ni nangam Pennsylvanie kii nangam sa yaay waaw sa faru américain wu yaay bi waaw kii nangam dem dugg si bii jël benn photo porno xolal waaw kii ni nangam ni di jéem a créer santa nee naa leen Baye Fall chacun porte sa croix chacun est libre de dire ce qu'il veut dire et de sortir nee naa leen si vous voulez que c'est ça qui vous fait plaisir man je n'ai aucun problème avec ça am fair enough xam nga lu naa am fair enough moi je suis fair play y a pas de problème loolu moo leen di bégal leen seen bopp fenal leen sama ndey sosal leen ko dugal leen man j'en ai qu'à foutre parce que nee naa leen man sama ndey xaaruma yéen ngeen yëkkati ko xaaruma yéen ngeen may ko valeur xaaruma yéen ngeen wax ma kan man sama ndey maa ko yëkkatil som bopp maa ko xamal som bopp man la liggéeyal sonnom bu mu sonn yëpp ba wàcc liggéey man la fi bàyyil de man la liggéeyal bàyyilu leen dara xamoo leen ko si kii donc tey su ngeen wëlbati ko di wax j'en ai qu'à foutre léegi daal man lu ma leen wax mooy su ngeen bégalee seen bopp ba pare ngeen teg seeni affaire ba pare ngeen tamit jéem a góorgóorlu te yàlla tax jëmm yonent gi wala sax jëmm Serigne Touba boobu ngeen di wax naa ni que yéen moom ngeen gëm ngeen góorgóorlu si tontu yi parce que ñun tontu yi moo nu soxal ce sont les réponses qui nous intéressent pas ay affaire de waaw sa yaay sa kii ki nanga mën a la man j'en ai qu'à foutre sama ndey bu gën a dee sax bu gën a dee su ma doon dund muy dund du ma teree wax lu may wax parce que sa vie c'est à elle ma vie c'est ma vie elle a fait sa vie et je fais la mienne comme bokk nag man nag en tant que lu ma concerné man su ngeen paree foo ak sama yaay ba pare comme nu ma ko waxee nga ñëw man si lu ma concerné man Camara mooy lan laajte yu ma leen laaj ak tontu yi fan la sayam ngeen a ngi dégg man nee naa leen au moins di ngeen ñëw toog daal di ne oh sa yaay kii nangam sa papa daal sa moo tax man sama yaay au moins sëy naag sama baay donc si sëy ak barke alhamdulilah ki yeneen rek yeneen comme nu ngeen ko waxee garaawul alhamdulilah danoo sëy nu jur ma si nangam mais yéen di wër di wax yéen seen yi ndey ak seen baay sëyunu de nee naa ay erreur la duñ doon mballu duñ doon seetaan ay vidéo ay affaire di kii en fait doon mballu ba duy mballu ba affaire bi di ñëw téyew nu ko bu baax sani ko duñ ko tis léegi bañ ko tisee nag am ay toq yu naaw par erreur xam nu nag comment nag ça s'est fait seen benn toq bi daal di wàcc foofu noonu moo tax it waxi dof rek ngeen mën a def parce que juddu dof ngeen am lu jiitu seen juddu tamit dafa dofe yéen a ngi comprendre yéen vous êtes des enfants par erreur sëy amu si dara amu si en fait c'était juste une petite catastrophe erreur boo xam ne kenn mënu koo expliquer moo tax tey seen life tamit nekk erreur tey tamit lu leen di laaj doo leen ko mën a expliquer looloo ëmb seen juddu moo tax it ñun nu koy waxee ñun c'est pas méchant quoi on a seulement des petites questions 33 mami affaire yu terre à terre y en a même pas besoin xam nga d'insulter on n'a pas besoin de sauter on n'a pas besoin d'aller quelque part yu kii nangam la la si yàlla wax sandi xaalis sa xabru la si yàlla wax fan la sëñ bi jullee fan la sa kii nous sommes toujours dans nos principes voilà léegi nag julli di ŋaay yi tamit lan la si yàlla wax lu tax ñuy julli di séparer te nu wala julli tàncaloo dajaloo mbagg ak mbagg tànk ak tànk ey comprendre voilà loolu daal ñun foofu noonu daal leen nekk quoi léegi nag su ngeen weesoo nag yéen le reste que vous racontez comme nu ma koy waxee c'est votre problème on s'en fout de on s'en fout Serigne Touba moom mooy xaadimu rasul moo liggéey moo jaam moom leen seexal voilà
ba mu demee tamit lu mu liggéey si yoonu murit wala si nangam ak nangam loolu moom la concerné ay payom la de ku bëgg am fayoo bu Serigne Touba fayu da ngay liggéey nu mu liggéey de da ngay ñeme lu mu ñeme da ngay jaar fu mu jaar de wow mais pas tëdd nii rek di wax bëgg a nekk Serigne Touba ay fen la de ay fen la du ngeen nekk dara nekkoo leen muxi Touba nekkoo leen ñuxi doo leen dara rien du tout voilà ça faut que ça soit clair quoi faut que ça soit clair ku leen ko waxu leen dëgg ku leen ko waxu leen dëgg voilà nu ngeen fi bëgg a nekkee ay jullit moom bëgg fee nekk Serigne Touba wala nekk fi murit nii moom si ñàkk jaamu joxe 1000 francs fen toog saaga da ngeen di duul nee naa leen déggoolu ma apprenti murit sax du ngeen ko doon yéen jege woo leen sax apprenti murit sax jege woo leen ko apprenti murit sax jege woo leen ko billahi les internautes connaissaient ta mère ils n'allaient même pas t'écouter xoolal nee naa la tey la ñuy gën a mën a déglu tey la ñu gën a mën a déglu déggoo ma de tey la gars yi gën a mën a déglu suba la gars yi di gën a fees yéen den la ilaha illallah yéen gars yi ñëw nu fi ngir sama yaay de wala ngir yaayu keneen wala ngir kii ki nangam de wala pour bëgg non nee naa leen yéen lu leen tiital moo leen teree ne xam nga gars yi lan moo leen fi andi gis nga 800 ak 900 yu ngay gis si kaw tontu yee leen fi dëj de tontu yee leen fi dëj billahi nee naa leen ñoom ñëpp a waaru si 33 femmes yi ñun ñëpp 33 femmes ñett yu bokk ndey ak baay xam nga nu mu fa demee noonu fa ngeen si nar a mujj la fin de l'histoire moo fi andi gars yi de laa te tey la gars yi xolal nar a gën a déglu nag ñu on est plus curieux que jamais julli si géej ga fan la ko sëñ bi jullee ban heure la ko jullee ba muy wàcc nu mu wàccee nu mu yéegee ak yooyu noonu moo fi teg gars yi de éclaircir l'histoire moo tax gars yi duñu fi jóge tey la gars yi nar a gën a bëri suba nga ñëwaat mu gën a fees ginnaaw suba nga ñëw parce que lu tax yàllaa puus taal bu yàlla taal xëpp si ma tëggan fii yàllaa fi ne yàlla la ñuy nee naa la Baye Fall 4 ans maa ngi si live bi bu njëkk ba Macky laa doon xeex di xeexal Sénégal yi di saaga di xataraayu lii aw ma ko woon billahi gars yi faale nu ma lijjantiw na mais ba yàlla ñëwee taxaw ba léegi tabaarukàlla yàlla du ay foo du ay font du ay affaire yéen kay sam gars yi góorgóorlu leen si tontu yi rek waaw gars yi lu ngeen di wax nii seen waxu No Sense yi ubbiwul plateforme bi taxul gars yi dajaloo fi ay làcce moo ko sanc ay làcce moo tax nag lu ngeen ñëw teg si diggante bi di jéem a expliquer tey la gars yi naa laa la waxalal gën a toog tey la gars yi di gën a fees waaye 33 femmes yi dafa doy waar ku bañ 33 femmes waaye sëñ bi athlète la woon yéen seen fen yi nu ngeen teg ko si ginnaaw sëñ bi ku ko déglu xam ni que kii c'était mooy loolu athlète Baye Fall 33 jabar moom ku leen mën a jox 66 gos am temps wu bind 7 tonnes et demi ay waay mbete ngeen tontu nu waay man à part mu légal wala mu ñàkk légal sax ba pare nag nekk 32 ans en prison man faisabilité yi laay jéem a xool waxuma sax légal dagan wala dagan excès gunu foofu suñu excès foofu ngeen bàyyi mais faisabilité 75 ans de vie 32 ans perdus en prison 33 femmes 3 yu bokk ndey ak bàyyi 66 gosses exploit Guinness record billaay wallaay Guinness record laa lay tegal non mais gars yi dañoo neex la ne loolu de képp ku ko def laa lay wax athlète nga woon comme boog xam naa dafa plongé ba muy wàcc parce que kooku c'est un super athlète yi wàccoon na comme ni ko maam Seydou Fall doon waxee naan wàccu daanoo si gën a gaaw wàccu de daanoo si gën a gaaw jippo ma mbokk pël yi nu ngi koy waxte jippo waaw wàccu moom jippo rek doomaraam yi ces petits cons là man fii ngeen may fekk je ne vous laisse aucun iota
aucun iota centimètre du ma leen ko may ay doomaraam ngeen ma may benn détourneur d'attention tuuti attention daal di ko waxaat encore ñaari nit nag ñaari chose mu dégg ko su ko déggulee ma defaral ko bagage am nga chance doo feeñ samay affaire Boy Sonko xaw ma petit Sonko xaw ma grand Sonko xaw ma kii nga ne ma ubbi sama ligne pour nga won ma ni que États-Unis ngay dund te xam nga sama yaay da nga am chance ba gisuma la si liste d'amis bi sama ligne ubbeeku na te doo fi mën a dugg parce que nekkoo liste d'amis maak yow amiwun mais dama lay wax ñaari ñetti point wax la ñeenti juróom benn point encore tegaat ko nga dund États-Unis taxul nga xam sama yaay États-Unis c'est 50 états plus 52 yeneen 2 yoo xam mooy loolu nga dund fii taxul nga xam sama yaay tamit nii taxul mu doon sa màppandoo taxul mu ànd ak yow wala taxul nga xam ko dégg turu nit wala kii tamit taxu ko ñaar wala ñett mu dugg sa bopp amaluma njëriñ nga xam sama yaay wala nga ñàkk koo xam j'en ai qu'à foutre amaluma njëriñ tontuwul samay laaj tontuwunu si sunuy laaj te tontuwoo si sunuy laaj léegi nag moom su nekkee da ngaa bëgg a def ay affaire de famille yaay maa xam sa yaay maa xam sa kii comme ni ma ko waxee au moins amal fit comme kooku di la fital muy Koura Macky ubbil page ne tuddee ko la maman de Moussa Camara wa ilaa nga tuddee ko fii lay waxee nan laa xamee yaayu Moussa Camara nga def say live mu nekk Facebook mu nekk YouTube mu nekk Instagram et là-bas tu pourras expliquer ton histoire de narration comment tu as connu ma mère wala xam nga foo ko xamee wax comme nu nga koy waxee rek te comme ni ñuy waxee moom diggante ñaari nit ñu xamante moom jaar am day am seede ñaari nit mënu noo xamante kii nga tudd say tur wax say affaire li jënti loolu c'est toi que ça concerne man fii nii lan moo ma fi concerné mooy samay tontu yaa ngi comprendre samay tontu quoi soo ma mënul ñëw waxtaanal si ay tontu ma ñëw bëgg naan ay keeki nangam ubbee ko foofu man su may ñëw sama duggi foofu ma ñëw xorom sa ndey wala ma ñëw toj sa cottu ndey foofu noonu wala nga wax lu ngay wax nu xam ni que page bi c'est une page spécialement pour wax si yaayu Moussa Camara wala pour que yi di ma teg wala ay affaire mais fii nii sama page bi fii nii ma toog nii ay tontu la ñuy xaar wax dëgg fa yàlla quoi ay tontu la ñuy xaar ay laajte leen fi teg amuñu temps bennal ak ay nit ñoo xam ne ni que dañoo am lu leen naqari maanaam ni que yow da ngaa am lu la naqari bay naqarlu man sama dundu ndey comme ni ma ko waxee man sama ndey mu dundal ma man ak samay raq liggéeyal nu ñun defaral nu lu ñuy defaral dem mais yow la naqari yow yaa ko wala jooy yow yaa ko wala kii te question yi nu posé naqariwu la nga expliquer nu 33 familles naqariwu nu islam bu nuy laal naqariwu la loolu comme da ngay ut feneen foo koy jooy jee doo ñëw mélanger say affaire ak samay affaire man jooyu ma samay jaar-jaaru yaay yow yaa ko bëgg jooy yaa bëgg ñëw toog fii di jooy sama jaar-jaaru ndey jooyoo sa jaar-jaaru ndey yow sa ndey amul jaar-jaar sama ndey au moins am na jaar-jaar ba mu am ni ko bëgg a jooyal moom nee na créel nañ ko ay jaar-jaar waxal nañ koy ay affaire bu bëgg koo jooyal yéen a mën jooy yéen ay borom yërmande yi yéen ay affaires yi
loolu ngeen bëgg ñëw teg ko si man samay laaj ma ne la nag léegi loolu mën ngaa créer page spéciale dem jooyal ma nga nekk le chevalier guerrier qui sauve wala qui crée wala je ne sais pas loo si jublu loolu yow la concerné man sama page lenn la jublu leeral yoonu islam wax nu giddanti nu si fen yu yàgg yi su ngeen si mënee góorgóorlu ngeen dimbalinu ngeen góorgóorlu dimbalinu si fen yu yàgg yi tontu yéen ngi comprendre su dee nag da ngeen bëgg créer ay page racontage d'histoire wala de création d'histoire wala ay affaire du fii su ngeen ñëw da ngeen fii jaxase nun loolu taxunoo jug loolu laa lay wax man nag moom sama ndey maa ngi koy gërëm di ko remercier di ko taxaw di ko ndamoo di ko nampoo di ko kii Baye Fall ku ma gis sama ndey moom maa ngi koy wax naa ko 1001 fois yow nag da ngaa am lu la naqari loo créé wala xaw ma lan nga bëgg koo naqarlu wax dëgg fa yàlla mënuma la ko tere quoi xam naa fan su maire bi nga woon wa ilaa yow tamit sa baay tegoon kii wala xaw ma nu mu fa demee wala kii mais yéen sax yéen ngi commencé ridicule li maa ngi koy wax parce que nit ku dee nekk si suuf xam nga seen ndey seen baay mosu koo gis keneen ki mais ñëpp yéen a ngi koy xembem yéen a ngi lekk yéen koy lekk parce que lii xembem la yéen a ngi koy xembem te naroo leen see barkeelu naroo leen see def dara dem na ba pare donc góorgóorlu la ngeen ubbi page ngeen dem ngeen jooy foofu mais su ngeen ñëwee fii vous nous aidez au minimum à avoir une réponse wala deux sama gars yi fair play c'est pas méchant hein oh mais sama gars yi dëgër neen bopp quoi hein léegi fii nga mujj ubbil lan sa yaay léegi fii ngeen mujj lii laay wax da ngeen am ay naqar yu nga vous n'arrivez pas à exprimer ngeen di xool si ku ngeen koy diw mais du man dara naqariwu ma man fen yu ngeen teg sallallahu alayhi wa sallam moo ma naqari point barre fen yu ngeen teg sallallahu alayhi wa sallam moo ma naqari man sama baay wàcc na liggéey nu jëlee kooram Côte d'Ivoire andi ko ba Sénégal sama famille di xëccoo koor gi sax ak ñun ay doomam yóbbu ko ba fu mu leen neex suul ko moo ngi ne maa ngi nii toog di dund te loolu moo waloon gën a naqari sama àdduna moom ma waloon gën a naqari sama àdduna parce que rek la leen si séntu woon comme que paa bi ambassadeur si nguur gi doon jaxal que suñu comme naa ni dëjëm moom waa nguur gi ay affaire yu bëri dinañ ñëw jaxal yi dinañ duul fekk yow woote naa ba yàq lépp ne leen boo comme que nii la fa demee dara amul de ku fa dem yaa demal sa bopp bu fa kenn dem ku fa dem yaa demal sa bopp ñu waloon joxe jaxal si kii ñëpp ñun leen woo doomi direct lijjanti ko demuñu sax si kii ñun leen woo lijjanti ko ngan yi dara mettiwu ma yéen ngeen di am ay affaire yi kii nangam xanaa da nga bëgg ubbi page pour wax si ay yaayu jàmbur jooyal ay yaayu jàmbur ubbil page nga commencé sa jooy sa yaayu bopp ah lu tax du ngeen ñemee di def seen turi ay faux profil ngeen di def pour di wëlbatiku di saaga yaayu jàmbur parce que xam ngeen ko fii ku fi def turam dëgg lu sa yaay doon dund bu nga jël di ko jéem a teg si yaayu jàmbur di ko jéem a sosal soo xefule léegi nu remonté ba si sa nday ñëw andi teg ko léegi si Facebook nga xam ne sa histoire yow bi sax bu ngay jéem a kii di sosal nit ki yow léegi sa bos clair dee leen ñeme lu ngeen di def ñeme leen ko dégg nga Bambi Chikor yee nee na maa doon lan sa yaay fàtte nga boy Bambis nee naa la de sama yaay boobu noonu ngay janneer laa la wax sama yaay boobu noonu ngay janneer xaw ma lan wala kii nangam xetam mooy comme mu romb fenn ba pare ngelaw bu si des ngelaw boobu noonu di seet soo si romboon ni nga xencu texe nga billaahi nga xencu ko nii mënoo nekk ñuuxit mënoo laa endoctriner maire bi su romboon nii rek dem mu romb 5 minutes après nga romb odooram des nga romb nga mënootoo nekk ñuuxit doo dof bay tuddee sa bopp Bambis moo ma jur moo ma def ab rebelle imaginez yow ndeyu rebelle comme lan la imagine toi ndeyu rebelle lan la nga barkeelu wala nga kii mënoo nekk tapet Baye Fall ndeyu rebelle mënul nekk tapet kuy génn nag moom mënul nekk tapet lu leer laa lay wax sama ndey su la romboon nga xenc ko sa askan xolal mënunoo nekk ñuuxit ñuuxit duñ ko doon leneen la ñuy doon mais pas ñuuxit moo tax ma ne la toogal di gént rek toogal di gént man faalewu ma leen ay doomaraam ngeen nee naa la lii ngeen mën te man maa leen gën a réew maa leen ko kii su ma rusuloon yenn waajur yeeg yenn mag yi fi nekk nii ma wala ni ko ñaawoo leen làmmiñ sax
mais nii rek laa leen koy doxale nii laa leen koy doxale avec la politesse avec les amoo leen xel pour tontu man dama leen wax ni que am naa sax xel man pour tontonteeg yéen sans saaga leen nag am naa sax xel bu ubbeeku boo xam ne yéen mën ngeen saaga man ma tontu leen sans saaga leen lépp ay leçons yu ma leen di jox la pour jàngal leen ngeen di use seen mind dara méttiwul c'est pas avec les muscles wala ay affaires qu'on fait tout mais un combat peut se faire avec la tête et bien posé Baye Fall da ngeen a dof rek su ma rusuloon nee naa la yenn kilifa yi toog fii nii di seetaan billaahi ngeen xam ni que ban suy toll ban suy toll laa la wax suñu waxee rek gars yi bàyyi mais le combat c'est mental le combat c'est la grandeur Baye Fall maa leen mën fépp maa leen gën a taxaw mentalement maa leen mag grandeureusement xoolal sama aliwoo diisu te maa leen ëpp fa yàlla billaahi looloo leen di rey wow yaa leen rey de man nee naa leen sama yaay bi ngeen def si seen gémmiñ sax moom du seen moom parce que doomam moo leen la jël instant gii nii laa la wax doomam c'est son xoolal Tanti. Tanti. Sama ndey sama digay teg sëñ bi maag yéen fu nuy mujjee ndawal du fa am pressé yaa du fa am ndox du fa am liggéey kese fay am billaay wallaay barki sëñ bi laa lay wax maag yéen fu nuy mujj ndawal du fa am ginaar du fa am pressé yaa kee fay doo du fa am liggéey kese fay am jaamu yàlla doomaraa bi yoani nee naa leen yéen boy man ak yéen 100 ans 4 dimanche nii rek lay mujjee amoo leen xam-xam amoo leen taxawaay amoo leen wéeruwaay amoo leen dara jàngalu nu leen dara si taatu baas yi fen saago duul tëb ñëw kii nee naa leen man kott de maa nekk nii juróomi weer xool na ma nit ki noppam bët yi sax baaxul instant ay gille laay sol bu nga nit ki noppam ñëw toog ñaata ñuuxit boobu ba léegi man kott nag nee naa leen ñaata ñuuxit billahi wallahi yaa yooyu non extraordinaire quoi non vous faites ma journée à chaque fois les gars vous faites ma journée à chaque fois je vous jure je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe avec ces gars quoi. Nous sommes arrivés dans un monde que maintenant, ce monde-là, c'est un monde de mensonges. Les menteurs, les profiteurs, là, les gars, les rigolos, ils veulent maintenant que tout le monde se transforme en menteur. C'est à cause de vous qu'on ne respecte pas notre religion, l'islam. Une si belle religion. Une religion de pardon, religion de grandeur, d'acceptance. Une religion tellement joviale. Une religion qui dit la vérité, rien que la vérité, qui marche que sur la vérité. Et maintenant, nous en sommes au point que il y en a trop de mensonges. C'est devenu une religion mensongère. Une religion entachée de sang et de mensonges et d'endoctrinement. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Nous sommes maintenant arrivés à un pays que les vieux qui sont même plus près de la mort, qui devaient commencer à se rapprocher de Dieu et commencer à prier et commencer à penser à leur lendemain, ce sont eux maintenant qui s'en foutent de tout, qui aiment les femmes, qui ont 3 boulots, et les jeunes qui devaient travailler le pays maintenant, qui devaient se battre pour changer le pays. Ce sont maintenant eux qui sont devenus des marabouts, qui sont devenus, comment on dit, qui sont devenus des jawrin, comme ils le disent, et qui sont devenus les gens aussi qui ont la clé du futur, qui ont la clé du paradis. Si tu parles sur eux, ou bien si tu donnes des 1000 francs, tu donnes des 500, tu as le paradis, tout ce que tu fais, en fait, sera prospère. Bon, si tu ne donnes rien, que tu ne donnes pas des 1000 francs, tu ne donnes pas de l'argent, tu ne donnes pas des offrandes, bon, tu iras en enfer.
C'est là leur religion et c'est comme ça que ça fonctionne avec la communauté mouride au Sénégal. C'est une communauté que depuis qu'elle a été fondée avec les Blancs à l'époque, qu'ils étaient en train de prendre un Cheikh Ahmadou Bamba, après sa mort, ou je ne sais pas, depuis qu'il a eu son exil au Gabon, ça s'est tourné à une chose qu'on n'arrive plus à s'expliquer. Tout est mystère. Tout est mystère. Tout est mystère, je te jure. Yeah. Tout est mystère. Nous sommes maintenant arrivés à un point que nous avons une communauté qui nous dit que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu, que le prophète n'est pas le prophète, que c'est leur Serigne Touba qu'ils appellent Cheikh Ahmadou Bamba, qu'ils ont appelé Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké ou Serigne Touba ou quoi, que c'est lui maintenant qui est Dieu, que sans lui, Dieu n'aurait pas raison d'être, que sans lui, le prophète n'aurait pas existé, que c'est lui le suprême, que c'est après que tous les prophètes, depuis le premier jusqu'au dernier, aient fini leur mission, ils ont pris tous leurs clés, toutes leurs bénédictions, ils lui ont remis ça. À qui? À ce même Serigne Touba que eux ils ont créé, qui est mort en 1927, hier là. Bon, maintenant, ils ont dit aussi que le Cheikh Ahmadou Bamba, c'est lui qui a fait la grande révolution aussi du djihad pour délivrer l'Afrique ou pour délivrer le Sénégal, je ne sais pas, pour délivrer aussi la religion musulmane. Alors que le prophète Mohammed était à l'an 600 vers l'an 700 et que lui, il est né en 1800 ou 1800 something et il est mort en 1900 something. Là, maintenant, nous sommes dans un point que on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive plus à comprendre. Ce que je vous dis, ça figure dans toutes les vidéos que je suis en train de partager souvent, comme vous le voyez dans ma page. Si vous vous abonnez dans ma page, vous allez voir plus de vidéos chaque jour parce que ça n'en finit pas. Donc, si vous êtes dans un pays francophone ou bien que vous êtes dans un pays anglophone ou quoi que vous n'arrivez pas à comprendre, prenez ces vidéos et faites-les traduire. Appelez quelqu'un qui entend ou bien allez-y. Comme ici aux États-Unis, nous avons des universités, nous avons Harvard, nous avons Cambridge, nous avons MIT, surtout dans la ville que je suis. Là où on apprend plus de 100 et quelques langues, même le Halpulaar, le Fulani, le Wolof est enseigné là-bas. Donc, vous pouvez prendre la vidéo, allez, ce sont des blancs. Il ne faut pas donner à des... Vous allez avoir des blancs qui entendent le Wolof ou bien qui entendent bien le français, vous les demandez de vous le traduire. Vous allez comprendre qu'est-ce qui en convient dans ces vidéos et qu'est-ce que les gens racontent. Parce qu'ils ne veulent pas que le monde extérieur soit au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Et nous, notre langue, le Wolof, est une langue qui est un peu mesquine ou bien mesquin, hein, qui cache trop des choses. C'est une langue raciste et qui se limite à 16 millions de personnes. Donc ce n'est pas une langue universelle, ce n'est pas une langue qui peut voyager partout. Donc c'était un petit coucou à nos frères français ou bien nos frères francophones de l'Afrique francophone ou bien du monde entier pour vous dire que bon, ce que nous sommes en train de raconter depuis tout ce temps quand vous me voyez dans ces vidéos, c'est à propos de ça. Nous parlons, au départ j'étais en politique, like activiste pour un freedom. Bon, maintenant là je suis dans un point que je suis en religion. Nous sommes en train d'éclaircir certaines choses. Nous sommes en train de discuter en tant que frères musulmans. Il n'y a pas de chrétiens à l'intérieur, il n'y a pas de juifs, il n'y a rien. Ce n'est pas que nous sommes racistes, que nous avons, mais c'est seulement que nous lavons notre linge sale en famille. Nous avons assez entendu des conneries qu'on met sur le dos des musulmans, alors que nous savons que c'est quel genre de communauté à l'intérieur de nous qui faisons ces choses. Et pourquoi ces choses arrivent. Donc nous aujourd'hui, nous disons non que ces genres de choses continuent. Et nous allons commencer cela dès à présent. Nous allons commencer ce combat dès à présent. Nous allons commencer ça dès à présent et nous allons dire ça à tout le monde entier qui puisse comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup. Thank you everybody. What I try to explain every time and what I try to say in my videos, every time you see me doing live videos talking some shit will be there. We are in African freedom, you know what I mean. I'm doing African activism. I'm sometime in Facebook fighting for my people back home. My people staying home and was taken badly. They was taken like a slave. Because back home you are in the point
all African American thinks we are free because they think that we have independence. We are free, but no, we are not free, guys. We're still in the slavery. In Africa, we still like in the slavery, and that type of slavery we have now is kind of slavery is more deep than early. It's more deep than before. It's kind of slavery, man. We have it in 2 times. We have the first slavery, he come with the white people, the monarchy, all that shit going on with that things. And we have the second slavery, he come with the religion. We have a kind of religion we don't tell the truth. Kind of religion we lying to us. Kind of religion who going only about fiction, about movie, about talking some kind of shit. It's not can be happen and somebody lucid or somebody who not doing voodoo, juju, who kind of incantation. Because what they're doing is kind of fetish. It's kind of voodoo shit. Now that's they doing to us. That's why now African people cannot fight for their own freedom. We still there, and what kind of lie? A lie is still there for maybe more than 100 years. We're still swimming in that lie, man. We're swimming inside. We like in that lie like deep. They're lying to us. Us parents was watching that shit. And now that shit grown. That shit grown. That shit going like all country, everybody now, they want them to be doctrine. They want them to be part in that kind of shit. If it's not, they're gonna beat you or they're gonna kill you or talking shit on you because they think they are better. They say they have the paradise key. It's them, they have the paradise key. And now for going that paradise, we need to give money to them. We need to give offering to them. We need to follow them and accept what they want if we want to go into paradise. It look like us on paradise, we are not allowed to walk it by ourselves. We need to follow people to go into paradise. We need to do something, somebody think what he do like for going to, what the fuck? We still confused now. We still confused. That's why I say, guys, now how I always tell you, we're gonna start to doing some English. We're gonna start to doing some English with that video shit. Because everybody, the whole world, the whole Muslim family, they are welcome in that story, in that comment, in that meeting, and what happened. Because that concerns us. That concerns us. That concerns every Muslim around the world. What's starting to go on in Senegal, if we were watching, let it grow, it's gonna be too much. And he's gonna put us religion down. That's because them, we look at us like we bad. Oh, we're not bad. We are not bad. We love each other. We love Christian. We love Jews. We love Buddhists. We love everybody else. We don't have a trouble together. We don't have a trouble to each other. We still in love. We still live into the same community and the same place. But we have one community Muslim, you come inside, want to turn everything and put them in their own favor. And that's not gonna work. That's not gonna work. That's why I'm there with you guys every time to fight with that things. The government already sacrificed us. He sell all us revenues. He sell us, how I can tell him, resources. He take that shit, he sell it for cheap, and he take that money, put in his own pocket. We already tired on that shit. We already struggling. They already sell us kids' future. It's already going wrong. Now we're talking about the last thing we own is us religion. It's what we believe. It's what will make us proud. What will make us more know who we are. They want to take that from us and turn it. We're not gonna accept this. We're not gonna accept this. That is what I want to tell to you guys, and we're gonna start to doing more videos in English because my mission, I want the whole world know what's going on, and the whole world gonna know what's going on. Thank you guys. Thank you guys and thank you guys. Wag sama guy, man lola amon tay doon len ko may comme numa koy waxe. Yo man, help yourself man. Comme bok numa koy waxe saa su nek rek. Loolu laa amoon lu may def tey xam nga ñëw di ko waxtaan ak sunu mbaam yi wala sunu gaay xam nga man naa leen daal xam nga cooli xam nga mais mettiwul quoi cooli mooy mettiwul moom mooy lan góorgóorlu leen rek ngeen andil nu tontu yi góorgóorlu leen ngeen andi tontu yi. You have to work in hard and bring the answer. It's better for you guys. We just need the answer. We cannot be in one religion every religion, the old religion, they only have one wife.
Us religion, they fair enough. They give us the opportunity to have 4 wives. That is fair enough. 4. But we cannot understand somebody who say he followed the Muslim, he's a Muslim, he followed the rule, and he go have a 33 wife. And the 33 wife, they have a 3 to the same father and the same mom. There are 3 same like blood. And 1 now, they like half same mom but no same father, I think something like that. And 1 people marry all of them, and he have a kids with them. He have 66 kids with them. 66 kids. What the fuck? And he call himself he's a Muslim. And now if you will let that shit going, you think everybody not gonna follow the same shit? 33 wife. Fuck. 33 wife. 3 to the same blood, man. Same blood. That's his incest. And now they're gonna make Muslim look it like bad all around the world, like Muslim do incest. Because they want to accept it and they want to do it too. They don't want to answer. When you talk, they got mad. Like, oh, yeah, man, you pussy. Oh, no, you're going to fuck you up. Oh, your mother, ah, blah, 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 your mama. But for answer that shit, what God say about it, they don't want it. When they going too much fucked up, now they go in, they say, oh, no, you know what? The Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, he did too. He was half 11. He was mad. That's why I'm going deaf. I'm going deaf with them. I say, what the hell? They think they can come in the same level to Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. En attendant moom sama gars ma feccal ma tëggal leen ndage fecc leen ndage. dem leen mais content yi gars yi ngeen ko loolu la ngeen fi nekkee noonu ngeen di duggee àjjana tëgg fecc way duul fen ma feccal leen ndage tëggal leen ndage fecc leen loolu ngeen fi dem leen loolu la ngeen fi nekkee doo waraab yi doo waraab. The Muslim community realize shit. The Muslim community they don't realize shit in Senegal. They just take every fucking single kids like a slavery, stealing the all money from the community, and they don't know shit about Muslim. The Murid community, they are shit in Senegal. They don't did shit. Everything they're doing for them own self. They're doing that shit for them own self. We don't give a fuck about them. Fuck Murid community. They are also the bullshit. They bullshit. They don't doing shit. Show what you do. It's not about talking. It's not just about talking. Open your fucking big mouth. No, show what you do. What Murid community did? Shit. They take the whole Murid state. They say they have a state in the state. The Murid territory. All people living inside, they are in slavery. They have struggled to get them house done. They living in the 90, the 80 something like no house. Cage, cabin, I don't know how to spell it in English. That kind of shit the Indian used to live before the youth that's they making there. In 2020, man, 2021, and they mounty, they come like, oh, we do that, we done that. You don't done shit. You just take the old people like slave and eat them money and leave that country like that. They are in the inundation, water everywhere, malaria everywhere. People are sick. Everywhere. And you talking your bullshit like, yeah, Murid community don't doing shit, begging every time, asking money to people. What is them work? What they build to the country who bring job? What they make to the country who brings knowledge? Nothing. They don't bring a university. They don't bring nothing who can give. And they don't pay taxes. They don't pay taxes in the country. They handicap the country. And they can be like, we did something. They don't doing shit. They put the country down. You block the country. All that community block the country. Lazy asshole. They better wake up and work.
That's it better for them. Sit down and just talking shit, and you want to curse the white people like it's because them we stuck. We not stuck because white people. We stuck because on us on shit. Us on shit. That's why we stuck. You too much bullshit and you talking your shit like nya. What you did? Inundation in 2001. Every fucking single house is in the water. No canalization in that damn country. Electricity, no damn cool water. And that fucking president is billionaire. Your fucking Marabu is all billionaires. Sit down, you say, yeah. What you do? You doing shit. Only talking. You better come answer for the question you're asking to you. That is better for you. And sit down there talking shit like Murid community. You just ain't shit. You shit. Talking shit. Everybody work in the country. Only you don't have a job. Sit down, build a community, take everybody down like begging, asking people money, and you want to grow in the country like that and talking your shit like you are the people who help. Everything, something happen, everybody have to collect them own money for give to you. The country, we want to collect it for work the country, but we have to collect it for some kind of community you don't want to work. Shit. And you are there, you want to be mouth, open your shit mouth and what the fuck. Get the fuck out of here. Talking your bullshit. Talking your bullshit. Africa gonna be a shit all day since we're not gonna open us mind and do the right things. Just sit down there and point white people fingers. They walk it. They finish with the moon. They find a new planet. They finish with Mars. They tell we're still there. We still don't have a plane. We still don't have a flight. We still don't have a cool water. Still talking shit. And you come there like what the fuck? Get the fuck out of here. Everything going on and that will come to us. We have every kind of fucking resource in that continent. We have everything, gold, diamond, gas, petrol, but we cannot go in there because we're still busy talking, sit down and talking shit. The fuck? Go fuck yourself. You and your Murid community. Yeah, community, Murid community doing that, community doing shit. You're doing shit. Fuck yourself with your community, Murid. Fuck out of here. What we did. Sénégalais lii yéen a koy bañ. Lii murit bu taxaw seen kanam naan leen ñun ñoo fi de pointé leen di du ne leen woon lan mooy liggéeyu Sénégal ndax loolu la ñuy diwoo wala mooy joxe suñu dépense wala moom la ñuy fajoo mais suñu waxee ngeen noppi dañuy foog ne ñoo rey gaynde gi ñi ay mbaam leen soo jugee rek ñun ñoo def Sénégal ñun ñoo kii ñoo soo gëstoo doo gis dara. C'est làmmiñ bu rëy bi soo gëstoo doo gis dara soo taxawee doo gis dara du la fa fekk si léegi il faut qu'on commence à pointer du doigt ñoo def lii lan ngeen fi def montré lu ngeen fi def lépp seen bopp la concerné seen bopp seen yëfu bopp ngeen fi def lan ngeen def Sénégal ba ngeen fi yaree ndar yi ba léegi Sénégal tey la gën a sonn ngeen naan ki Sénégal. Falilou Faye, you talking shit. Fuck you and Murid. You say, what's your money? Murid is what? Build diamond. What kind of diamond? Fuck you. Fuck you and your diamond. Murid is a diamond. What kind of diamond? You and your diamond. Go give to your wife. Your diamond. Go sell your diamond. Your diamond don't have value. Your diamond ain't shit. Your diamond don't have a value. You just have a plastic in your hand. You have a stress. You know the stress? The one we put in the kids, that's the fake diamond. That's you have stress, how you say in English. Fuck you. You telling me like a diamond. What kind of diamond? Fuck Murid. Proud and what? What you did? What you done? Nothing. Murid don't done nothing. You're gonna put again all that shit like Serigne Touba did. Yeah, Serigne Touba did. What he did and what they make him did. He did him by himself. But you the guys, you all his community, all his people around him, what you do? What you do? What you get done? What you did? Shit! Shit! You wanna just live your life and somebody explode, somebody already get done? You wanna all of you come and just follow? No, you're not doing shit. You're not doing shit.